tout à fait différent des autres pays di wax suñu autorités yi tamit ñu si jàppale surtout au niveau de Cap-Vert waaw surtout au niveau de Cap-Vert dafa xaw a compliqué dafa xaw a compliqué maanaam ci wàllu këyit yi si wàllu këyit yi si wàllu man maa ngi sama papier ci wàllu demaat si wàllu foofu dem ba dëkkin ba vie bu cher bi Cap-Vert vie bi dafa cher vie bi dafa cher trop déjà suñu aide Covid yi boo ci duggee supermarché yi une semaine mu jeexal. li mënoo cee lekk une semaine. dëgg la waaw mënoo cee lekk mu mel ne dëkk bu nekk ak réalité am waaye baax na ñuy bàyyi xel bu baax. doomu Sénégal des fois réciprocité nag dafay baax. ndax nag bu fekkee ne am nga latitude dugg ci dëkku Sénégal saa bu la neexee tamit dafay baax ñeneen ñi tam bu doomu Sénégal di jóge fii di dem itam ñu am latitude am possibilité dem te kenn du leen téye bien que nag dëkk bu nekk ak ay règle am te lenn lu nekk war ngaa am loo lampri te wax naa ko ñoom ñooy xool nu leen neex ñu koy tëralee mais baax na tam suñu état yi ñoom itam daal di tëral ñoom itam seeni charte pour que yëf yi xaw a équilibré daal dëgg la Vieux bu fekkee ne benn vidéo pare na ñu dem xool ko après continuer li nga xam ne mooy waxtaan bi je rappelle que tey jii nag ñi ngi invité Samba Kane Samba nag moom jeune la boo xam ne jóge na fii bàyyeekoo fi dem fi nga xam ne moom moo di Cap-Vert ñaata temps nga fa def Cap-Vert maa ngi fa dugg depuis fin 2013 ah 2013 2013 maa ngi liggéey ci comme guide touristique foofu ci benn agence benn hôtel bi ñu doon wax hôtel Iberostar 5 étoiles ma def 4 ans et demi am beneen compagnie bu ma woo parce que vu les performances que je fais ñu woo ma yokkal ma salaire ma dem fa comme guide touristique aussi mu mel ne lu am solo ngi noonu Vieux ñu dem xooli bopp benn vidéo su ko defee ñu daal di mën a ñëwaat àggali waxtaan bi en attendant ñu daal di ñëw nag ci ñi nga xam ne ñoom la ñu am tey wax naa leen ko dañuy tànn doomu Sénégal fu ñu mën a nekk bu fekkee ne tam am na ku nekk ci téléphone bi tam nga dugal ko même bu fekkee ne du ñi nga xam ne ñoo war a dugg muy doomu Sénégal boo xam ne yaa ngi toog di seetaan rek bëgg a dugg bëgg a participer ci émission bi pour rendre vivante l'émission bu dee mën ngaa dugal la kenn Vieux Diouf ñu daal di mën a waxtaan ak moom daal di ñëw rek ba tey wax leen ñi nga xam ne ñoom lañ fi andi wax nañ leen la semaine bi gis nañ actualité bi nga xam ne moom moo am ay doomu Sénégal yu ñu boom foofule ci lakk boo xam ne bu métti la ñuy mastawaat une fois de plus seen famille ñu yónnee ñu ay image nag ñu xaw a am tuuti jafe-jafe pour wan leen ko war a dugal ki nga xam ne moom moo di Papa Dia su ko defee nag ñu daal di mën a àggali waxtaan bi ñu dem seetaani benn vidéo ñëwaat ak yéen en attendant bu leen bouger na bouger surtout pas ndax Aïda également dinañ ñëw ak ñoom muy sénégalaise bi nekk kan moom itam di def honneur Sénégal ñu dem ñëwaat. Bonjour chers frères et sœurs, Pape Dia depuis Denver, Colorado. Tout juste pour vous revenir, de vous donner l'évolution des choses concernant la famille de Djibril Diol. Et surtout encore, vous donner encore l'état de santé des blessés et pour ce qu'il en est pour le rapatriement des corps au Sénégal. En ce qui concerne l'évolution des choses, la police de Denver a fait une conférence de presse hier. Donc vraiment, ils ont offert $14 000 à toute personne qui pourrait les permettre à identifier les auteurs de ces crimes. Donc c'est une presse-conférence qui a été faite hier, télévisée, et que toute la population de Colorado ont pu suivre pour avoir beaucoup plus d'informations en ce qui concerne cet acte ignoble. Concernant les blessés, M. K, qui a sauté de la fenêtre à partir du 2e étage, il a eu une jambe cassée et heureusement il est sorti de l'hôpital. Pour ce qu'il en est de sa femme, il a subi une opération du dos. Elle est toujours hospitalisée à l'hôpital. En ce qui concerne leur enfant, il est sorti de l'hôpital, heureusement. Donc là, il s'est retrouvé avec ses amis. Donc voilà ce qu'il en est pour l'état de santé des blessés. Pour ce qu'il en est du rapatriement des corps, ça a été vraiment un honneur d'avoir le consul Elhadji Ndaw ici à Denver, Colorado, vraiment qui a beaucoup assuré la famille de Djibril et la population. Donc il a eu des instructives et des recommandations venant du chef de l'État qui a promis de prendre en charge toutes les dépenses pour tout ce qu'il en est pour le rapatriement des corps au Sénégal. Et vous dire que ça a été le souhait le plus ardent du père de Djibril. Donc là, on est en train tout juste de finir le processus d'identification. Tout juste pour vous rappeler que Djibi et sa famille, ils ont perdu tous leurs papiers dans le feu. Donc là, la procédure normale, c'est de faire des tests ADN pour identifier les personnes
Et une fois que ça va se terminer, et nous envisageons que ça va se terminer plus tard le lundi ou le mardi, et comme ça ils vont vraiment mettre les corps à la disposition de la famille pour qu'on puisse entamer le processus de rapatriement des corps au Sénégal. Pape Dia depuis Denver, Colorado, je vous remercie. Merci, au revoir. mi ngi noonu mu nekk Papa Dia suñu xarit bi nga xam ne moo nekk foofule fi nga xam ne fa la mbir yi amee am na yeneen yoo xam ne sax dinañ leen ko won plus ñuy gën a avancé ngeen gën a xam rek li nga xam ne moom la évolution bi parce que def na recoupement info bu am solo boo xamante ne ba fii may wax ak yéen lépp lu ci am ci wàllu information rek recoupé nañu ko te loolu yëpp bëgg nañ leen ko won laataa ñuy yëkkati li nga xam ne moom moo di jotaay bi donc ni ma leen ko doon waxee rek Samba gis nañu tamit li nga xam ne moom mooy faral di am souvent amoon ngeen jafe-jafe pour ñibbisi waaye fi mu ne ñibbisi ngeen te souvent dañu naan immigré yi dañoo fi mu ne dañoo mere nguuru Sénégal mere goo xamante ne buñ defee lu baax sax dañ ciy jël këpp ci kaani. non maman nañ mere nguur gi parce que yeneen dëkk yi boo xoolee ñuy taxaw seen doomu réew. ak suñu autorité yi dafa boo xoolee dafa wute. yow déjà yow dëkk bi nga nekk boo fa amee problème rek pour autorité déplacé yi ñëw da nga leen woo seen téléphone yi duñ ko jël. te ñun ñoo leen fa teg ñun ñoo leen fa indi. du dëkk yëpp nag. du dëkk yëpp mais am na dëkk yi. mais yow fi nga nekk spécialement Cap-Vert ndax noonu la demee spécialement c'est le cas. c'est le cas parce que ñun bañ bëggee ñibbisi dafa yàgg. mais sàmm nag ñibbisi ngeen nag. waaw mais maman man du ma waxal man kese man sama bopp man damay waxal. ñi fa dekkal ñëpp. parce que man mën naa am njëgu billet bi ñu fixé prix bi. parce que boo xoolee ñi jaay billet bi 300 euros. ah 300 euros baax na 300 euros. mais pas Bovista Dakar da ngay dagg sa billet avion jóge Bovista dem Praia. ñu ngi jaay billet bi au niveau de 100 euros ou 110 euros ou 120 euros. même pas 20 minutes de vol. am na ñoo xamante ni dafa cher ñoom mënuñu ko dañoo jël bateau bi di wàccu fay 50 euros. nga ñëwaat ba Praia war a daggaat billet pour ñëwaat Dakar ñu jaay la billet aller simple 300 euros. et ce qui faisait billet aller retour 300 euros. ah mais 300 euros baax na par rapport ak yeneen tarif yi nga xam ne moom lay dégg. une heure de temps de vol. c'est pas évident. dëgg la parce que au début ñun ñoo waxoon nag ak waa Air Sénégal. ba jubóo si ñoom. ak prix boo xamante ni moo gën a moins cher. ambassadeur bi nii day dem récupérer affaire yi pour négocier pour ñu am le prix moins bas. parce que ñun dañoo contacter directement waa Air Sénégal. wax leen dafa am benn nombre Sénégal bu fu nekk. ñu collaborer au niveau de Sall maa ngi nuyu sama grand Xabaan. ak rakam bi Xabaan Gueye ñu ngi koy nuyu waaw. Lucas ñoom ñoo doon collaborer foofu noonu ñu defar suñu liste contacter waa Air Sénégal. loo xamante ni ambassadeur bi moo ko waroon def. mais dañoo toog ba am na ñoo xamante ni ñu ngi leen di génnee fi ñu dëkk. nga nekk ci benn kër nekk loué fa pendant 6 ans nga toog 4 mois 3 mois fayoo ñu woo police contrat nga jàmbur nga yor faa nga fay wala nga génn. donc lenteur boobu noonu ñun bu ñu fi toogee day gën a métti ñun. ñu def suñu regroupement boole suñu nombre de personnes contacté waa Air Sénégal ni ok amul problème. dinañ waxtaan ak seen ambassadrice. ambassadrice bi ni ok. ba ko gars yi contacté moo xam ne ñun on a déjà pris les devants léegi mu ni moom ok dina contacter waa Air Sénégal pour ñu mën a am prix le moins bas. ça veut dire que lenteur bi dafa yéex daal. dafa des suñu au niveau suñu autorités yi quoi. dëgg la mu mel ne nag léegi ñibbisi ngeen mais. terewul tamit ba tey am na ñoo xam ne des nañ fa. ñu fa des ak itam période bi nga xam ne fa la ñu toll muy période bu métti muy fii muy bitim réew. coronavirus bi naka lay évoluer foofu. coronavirus bi au niveau de Bovista parce que bu may wax rek damay bëgg di wax île bi ma nekk. parce que moom laa maîtriser moom nga maîtriser absolument. foofu laa la laaj sax yeneen îles yi ñoo ngi nekk en collaboration. parce que boo demee au niveau de Praia yaa ngi fay fekk suñu benn grand bu ñu naan Babacar Niang. ku jàmbaare ci liggéey bi. teg ci ku jàmbaare ko ci liggéey bi. boo demee Sall yaa ngi fay fekk ku ñu suñu grand Xabaan. boo ñëwee Bovista yaa ngi fay fekk man peut-être. ñu ngi naan man la. am nañ tamit suñu président bi ku si mel Vieux Sidibé ku si jàmbaare tamit taxawu sénégalais yi. au début ñoo ngi enregistré suñu premier cas le 19 mars. le 19 mars la ñu enregistré suñu 3 premiers cas. si benn hôtel bi ñu naan hôtel de Rio Cramboa. te jour boobu man mii sax en personne dama nekkoon en inscription. ñu ngi ma wooyee maa ngi war a ñibbi si maa ngi pare inscription bi à 13h ñu woo ma midi. hôtel bi
sama client yi ma yor ci même hôtel boobu lañ nekk. même midi lañ ma woo ni ma fan nga nekk man leen maa ngi bërëb temps dans 15 minutes ma terminer inscription bi. ñun ma soo ñëwee na nga gaare foofu noonu. clients yi nañ bàyyi seen matériel yëpp foofu noonu jarul sax ñu dugg ci biir si agence bi. wax leen tamit bu ñu yeggee ba seen hôtel bus bi ci buntu bi lay jëm du dugg ci biir. heureusement. le 19 mars. et man j'étais pas au courant. mais on nous avait déjà prévenu que bu ñu ñëwee bi ñuy def suñu briefing nañ mettre distance. yenn saa yi ngay def sa briefing tubaab jege si la nga da ngay arrière. c'était dur. mais naka lañ koy dundee population yi foofu ak itam doomu Sénégal yi naka lañ ko fa nekkee parce que lu actuel li nga xam ne moom moo di corona bi. waaw lu actuel la fa corona bi foofu noonu ñoom dañoo teel a respecter les mesures yi. waaw dañoo très respect Cap-Vert moom duñ koy wax dëgg yàlla. dëkk bu nit ñi respecté dañuy déglu seen gouvernement yi. te si dañoo respecté ak lu seen gouvernement yi wax dañ ko respecté. parce que bañ ne confinement xam nga yéen da ngeen amoon 20 heures. 6 heures 5 heures après ñu de wàcce ko. 5 heures 8 heures. ñun foofu c'est toute la journée. toute la journée. pendant combien de temps. pendant def nañ ko confinement général pendant 1 mois 15 jours. toute la journée du ngeen génn. duñ génn doo génn guddi gi. doo génn guddi boo génnee da ngay dem jënd looy lekk wala nga dem pharmacie. tout en étant masqué. tout en étant masqué. dañoo respecté max yi. dañoo respecté moo tax ñoom seen pandémie fan la toll bëri na cas yu. bon si île bi ma nekkoon boo gis amatul cas depuis le 14 mai. amatul cas ñoo ngi enregistré suñu cas le 19 mars xoolal. le 19 mars. le 14 mai île bi ma nekkoon Bovista y a plus de cas. parce que moom ak Sal. Bovista ak Sal ñoo njëkk a enregistré cas au niveau de Cap-Vert. parce que c'est les deux. mais Cap-Vert tamit dañoo teel a tëj seen frontière. le 19 mars. mais Sénégal ñu ngi enregistré seen cas le 2 mars. mais ñoom ñu ngi tëj seen frontière le 19 si je me trompe pas ou bien le 20. lañ tëj seen frontière. mais loo gis si dëkk rek mooy respect. respect. d'ailleurs loolu laa gisul fii maa ngi jégul taw ci kàddu yi. Sénégalais yi fii respecté wuñu mesure barrières yi te gëmuñu ba tey am na ñoo xam ne ñu naan gëmuñu feebar bi. mais yow fi nga jógee li ci intéressant mooy que leer nañu période bi nga xam ne moom nga wax ne fa la fa duggoon. instant bii ngay wax ak ñun amatul benn cas. au niveau de Bovista amatul cas instant yi fi dese cas mooy Praia ak l'île de Sal. Praia mooy capitale bi. te loolu yëpp li ko waral. mooy que dañoo respecté li nga xam ne moom la ñu tëral sart yi. ñun ñaa ngi may déglu si télé laa nekk. ñu ngi may seetaan dañoo respecté mesure barrières yi respecté seen port de max yi respecté bañ ne couvre-feu kenn génnul doo gis mbedd picc ci mbedd bi. te dañ leen confiné pendant 1 mois 15 jours. pendant 1 mois 15 jours bañ ba confinement bi jeexee benn île bi nekk île de Sal ñun suñu maire bi monsieur Diaz dafa wax nañ ko may 2 semaines de plus pour gars yi resté waat confiné wu. am na ñu doon génn ci médias yi di casse naan c'était pas normal. parce que vie bi dafa amuñu lu ñu kii mais après amuñu lu ñu dundee quoi amuñu lu ñu dundee mais après xam nañ njëriñ ba. parce que boo xoolee ni Île de Sal après ñoom ba dañoo déconfiné bi gouvernement bi levé les mesures. kon daal benn cas amu fa. benn cas amatu fa au niveau de Bovista. te ñi ngi continuer ba léegi di takk masque yi. continuer ba tey di takk seen max. parce que di laal seen gel parce que on sait jamais cas communautaire la ñuy bañ mais loolu lépp loo gis loolu yëpp. maman Kebs si discipline la base moo jiitu mooy parce que réew. mënoo ko tabax ci ay indiscipline wala ci ay manque de respect. lépp loo gis ñoom lu leen ko may mooy discipliné. te di déglu seen gouvernement bi ñu nee confinement restez chez vous dañoo restez chez vous. mu mel ne lu ñu war a jàngat la ndax nii li mu wax nii am na solo muy île bi nga xam ne fa la jógee muy Bovista cas yi amoon na fa waaye it gis nga ni nga xam ne noonu la ñu def ba tënk ko contenir ko ba nga xam ne benn cas amatul ci île boobu précisément kon loolu lu mat a bàyyi xel la fi réew mi toll fi jamono toll du ñu donneur de leçon waaye war nañu bàyyi xel ci li nga xam ne moom moo di geste barrière yi muy takk masque laal gel hydroalcoolique foo toll raxas say loxo ndax loolu protéger sa bopp la ndax kenn ku nekk da ngay nekk sa soldaaru bopp ndax sa wér-gu-yaram ak wér-gu-yaram ñi nga xam ne ñooy sa jegeñaale ci wér-gu-yaram boobu la ñuy continuer wéy ak yéen ci seen émission spéciale diaspora bi ñëw ak yéen ci ki ma leen doon wax sànq ba léegi jigéenu jàmbaar la jigéen la boo xamante ne ñépp a ko naw fa mu nekk mu di nag Aïda Diop moom wax nañ leen ko elle se définit comme africaine la ndax nag
li nga xam ne moom moo di côté am na benn côté camerounais am na benn côté sénégalaise waaye itam dafa am plusieurs casquettes gis ngeen xeex bi nga xam ne mëne na ko ci li nga xam ne moom moo di milieu wàllum corona bi ci àndandoo ko personnel de santé bi nga xam ne mooy hôpital image yi ngeen gis sànq waaye am na itam yeneen casquettes yoo xam ne moom dina ci ñëw léegi bokk na ci journée internationale bi nga xam ne da koy organiser de la femme africaine bokk na ci taxawaayam ci fi nga xam ne moom moo di festival de Cannes comme quoi festival de Cannes du rek li nga xam ne moom moo di cinéma nit ñaa nga fa di liggéey rawatina doomu Sénégal moo tax ñu am mbégte di leen ko présenter andil leen ko donc foog naa ne mi ngi en ligne allo. allo. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam Kebs. Aïda nuyu nañu la. nuyu naa leen maam tam bu baax a baax. ñi ngi kontaan di la dalal sans tarder rek dañu lay bàyyi nga wax ñu li nga xam ne jot naa ko wone mu jëm ci sa parcours waaye li nga xam ne mooy domaine de la santé la ñuy commencer taxawaay bu am solo bi nga xam ne amoon ngeen ko ci de cela quelque temps ngir nag xeex li nga xam ne moom la ñëpp doon xeex ngir ñu gën leen a dooleel ci wàllu matériel médical waaye itam am yeneen yoo xam ne da ngeen ko doon xeex ngir seeni droit ci hôpital bi. Tout d'abord maa ngi lay remercier Kebs ci invitation bi di remercier waale tonton Moussa Koita pour la mise en relation ak sa invité bi ci plateau bi man c'est vrai Aïda Diop laa tudd kan laa dëkk ça fait 20 ans léegi man dama yëngu ci mbirum santé en même temps di yëngu tam ci yeneen en dehors de sama activité professionnelle. Donc tey je suis déléguée du personnel hôpital de Cannes, c'est à peu près 2000 personnes. Et puis Ségur de la santé bi tam dafa passé récemment parce que fii France depuis près de 13 ans ñi nga xam ne dañuy yëngu ci fonction publique hospitalière kenn yokkul seen salaire. Ça c'est une chose. Beneen affaire bi coronavirus bi mu ñëwee comme dans tout le monde entier tout le monde a été surpris. Mais ñun fii en France xalaatul ñu woon ne pandémie bu mel ni dina am mu am yu mel ni ay manque de masque par exemple masque chirurgicaux yi nga xam ne dañ ko war a sol 4 heures de temps changé ko dañ ko au début de la pandémie dañ ko doon sol toute une journée te loolu du lu normal te ñi nga xam ne dañu yore ay nit yoo xam ne ñu ngi ci santé bi yore ay malades yoo xam ne dañ leen war a protéger dañ leen war a faj ok mais dañ leen war a aussi protéger donc ñuy xeex nag ci loolu pour affaire matériel bi avant loolu ñuy xeex aussi pour mbirum revalorisation de la retraite defe naa am na ay photo yi ñu passé sànq ci affaire retraite bi léegi yàlla def photo yi nii grève bu Ségur de la santé rencontre bu amoon la ak gouvernement français pour revaloriser fonction publique hospitalière en France parce que toog nañ lu 13 ans kenn yokkul salaire ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci fonction publique te Covid bi mu ñëwee ñi si gën a sonn aussi mooy ñi nga xam ne ñu ngi yëngu dans la fonction publique hospitalière voilà dëgg la mu mel ne nag li nga xam ne moom moo di corona bi lëmbe na àdduna bi te c'est partout yow en tant que li nga xam ne yaa ngi déjà nga nekk sénégalaise plus de xawma wax nga ko léegi personnel bi plus de 2000 personnes nga nekk seen délégué ban gis-gis nga am parce que nekk nga au cœur de li nga xam ne moom moo di corona bi gis nga ay nit yu mu dal gis nga ay nit yoo xamante ne yóbbu na leen lan nga ci mën a wax pour niveau sensibilisation fii ñu toll ñun ci Sénégal. Niveau sensibilisation coronavirus bi niñ ko jëlee dafa mel ni dafa am une certaine banalisation mais coronavirus bi lu sérieux la feebar bu metti la tubaab bi ci seen bopp amaguñu maîtrise u feebar bi exactement virus bi kenn xamul ban genre virus la affaire yi jaaxal ñëpp moo tax vraiment mesure barrière yi ñuy wax ñi war nañ ko di appliquer c'est vrai que peut-être ay dëkk comme Sénégal nga xam ne dafay tàng masque yi c'est peut-être désagréable mais il faut ñi voilà di protéger wu di sol seeni masque Kebs man mii di yëngu ci mbirum hôpital ça fait près de 15 ans li ma gis ci corona bi li may waxee nii ci télé bi maa ngi gisaat image maa ngi jégalu nag si li ma bëgg a wax nii mais il faut que ma wax ko pour ñi xam que coronavirus bi c'est pas des plaques boo gisee nit bu dee Kebs ñu dugal ko ci biir us tëj ko ak fermeture ba ci kaw
ba pare pomper désinfectant ci kaw néew bi. xam nga loolu metti na. vivre loolu. metti na. vivre loolu metti na. nga xam ne même bu dee nit ki dee na ñu continuer di pomper désinfectant ci kaw nga xam ne virus bi du lu tuuti. du lu ndaw moos. du lu ndaw. et vraiment ñi war nañ góorgóorlu. di respecter mesures barrières yi di takk seen masque. xam ne coronavirus bi c'est pas des blagues. te jeexagul parce que jusqu'à ce jour bi ñuy wax ni amaguñu lu koy faj. amaguñu luñ koy faj moom. non amaguñu lu koy faj mais ñu ngi def ay recherche ba léegi. mais amaguñu lu koy faj pour l'instant. te yow gis nga ay nit ñoo xam ne rey na leen nga gis ko. man kay li may wax nii ki ñu tëj ci uus. man sama jëmu bopp ak sama beneen collègue ñoo def loolu. te loolu musuma dal ñëw nañ ba yéegal fermeture au niveau du ventre. war a yéegal fermeture bi ba ci kaw. loolu man ak moom dañu xoolante ñu génn ci néeg bi parce que action boobu daf ñu diis kepp. ndeysaan dëgg la. lu diis la. c'est compliqué man ba léegi j'arrive pas à me remettre parce que c'est incroyable. il faut que nit vivre ko pour xam lan la. ki ko vivre tam daf ko war a partager. pour ñi xam ne affaire bi du caaxaan quoi. dëgg la lu am solo nga wax mu mel ne nag revendication yi nga xam ne moom ngeen doon def ñu gis la au cœur du combat nga gàddu sa pancarte gàddu yëpp àndandoog ñi nga xam ne ñooy personnelu santé bi pour xeex ko ndax yooyu naam mbirum masque yi moom satisfaire nañ ko waaye am na loo xam ne combat bi lan ngeen ci jëlee. combat bi li ñu si jëlee pancarte bi ba tëye noonu. bi 14 juillet bi di jege si. état français bi dañu ne woon dañuy jox médaille. ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci hôpitaux yi ci ne ñu bëgguñu médaille moo tax pancarte bi ma yore noonu. bind ngeen ko ci ngeen ne bëggu leen médaille ni héros ni médaille bëgguñu héros bëgguñu médaille ñun lu ñu bëgg mooy ñu jox ñu matériel. jox ñu matériel. yokk suñuy salaire yi nga xam ne ça fait 13 ans. kenn yokkul suñuy salaire. du benn médaille wala prime boo xam ne ñu ngi joxe prime. pour calmer ñi non du loolu moo ñu doy. lu ñu bëggoon mooy. protéger wu déjà am matériel pour mën a liggéey. parce que personnelu santé bi vraiment subir nañu yu métti foofule ca France ak dëkk yu baree bare léegi finalement ndax satisfaire nañu yooyu nga xam ne moom ngeen doon kaas. satisfaire nañ ko bon pas tout à fait par rapport à revalorisation yi de salaire yi ñu bëggoon. par rapport à li ñu laajte on a eu quand même un peu plus de la moitié. ce qui était déjà pas mal. kon combat bi am na njëriñ par rapport à augmentation de salaire à partir du mois de janvier inchallah dinañ yokk salaire u personnel hospitalier. macha allah depuis combien de temps yaa ngi nekk ci hôpital bi di liggéey. depuis combien maa ngi liggéey ça va faire à peu près 15 ans. 15 ans. oui dëgg la hôpital bi mu nekk loo xamante ne nii moo taxoon ñu bëggoon am sa waxtaan ci Sénégal ni nga xam ne yow mi nga xam ne nekk nga au cœur de li nga xam ne moom moo di corona bi nga expliquer ñu ko mais au-delà de ça am na yeneen nag activités yoo xam ne yaa ngi koy mëne ndax nag bu ñu ñëwee ci festival de Cannes ñu gis la marche yi xam nga Sénégal ak fépp bu ñu nee festival de Cannes rek suñu xel day dem ci li nga xam ne moom moo di cinéma mais defe naa ne bu ñuy wax la ville de Cannes am na yeneen ak yeneen yoo xam ne am na fa te yow yaa ngi ci am taxawaay bu am solo yow la ñu gis noonu ngay yéeg li nga xam ne moo di marché yi ndax loolu mooy li nga xam ne moom mooy jaay dëkk bi muy festival de Cannes mais au-delà y a autre chose. Il y a autre chose tout à fait c'est vrai que am na deux sortes mooy tourisme comme ni ñuy wax tourisme d'affaires ak tourisme proprement dit léegi man beneen casquette bi ma am dama yore benn association ci promotion du leadership féminin en particulier léegi nag par rapport à ça damay yëngutu plusieurs activités maanaam entrepreneurs yi nga xam ne dañu nekk ci diverses activités parce que ñun il faut savoir que fii dans la région PACA bëri na ay africains mais ils sont pas assez mis en lumière te man loolu daf may désolé déjà en tant que sénégalaise bëri na ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi tam fii ci région bi di liggéey mais ils sont pas mis en lumière comme il se devait moo tax bi ma monté association boobu sama objectif c'était de valoriser vraiment les initiatives entrepreneuriales portées par les femmes
moo tax nag même festival autant festival de film que yenn salon yi comme ay salon immobilier ay salon du commerce may yëngu ak jigéen yi di leen def aussi en lumière parce que loolu dafa manqué parce que souvent ndaje yu mel noonu bu ñu fa demee wala ci organisation yu mel noonu yow rek yaa fay nekk nit ku ñuul bëriwul nit ku ñuul pratiquement c'est vrai que bëriwul nit ku ñuul ouais. Voilà loolu tamit bokk na ci photo yooyu nga xam ne moom la ñuy gis nañ la nga taxaw ki nga xam ne moom moo di le maire de Kane. waaw maire de Kane bi vraiment même au niveau de hôpital bi ñun bi ñu manqué matériel hôpital man loolu moo tax sax ma gën a sawar di ko jàppale bi ñu manqué matériel maire bi def na lu ne moom moo njëkk indi matériel indi na 9 cargaison matériel kon ay na yaa ngi politique foofu quoi ay da kon yaa ngi politique foofu kon non du politique ma vraiment non damay tooñ doon naa politique Sénégal nag pour ñi ma xam am na ban parti nga nekkoon fii Sénégal waaw non ne doobu boobu moom nañ ko bàyyi ay da politicienne la de non dañ la doon tooñ noonu rek léegi tam am na leneen loo xam ne yaa ngi ko initié au delà de yi nga wax yëpp muy journée internationale de la femme africaine voilà boobu depuis combien d'années mi ngi am depuis plus de depuis plus de 58 ans Kebs 58 ans 58 ans te xam nga Kebs journée bi fi ñu ko initié mooy Sénégal en 1974 lañ ko initié benn féministe bu tudd Awa Keïta te loolu moom moo dox bi premier congrès panafricain Sénégal ça s'est passé à Dakar mais journée bi ça reste encore méconnu man sama jumbu bopp en tant que africaine ça ne fait que 4 ans la découvrir ne que journée boobu day exister. Et il y a 58 ans de cela. Alors qu'il y a 58 ans de cela benn féministe bu tudd Awa Keïta loolu dinañ ko gën a gëstu en 1974 et ça se célèbre chaque 31 juillet. Chaque 31 juillet alors voilà. En 2020 yow initié nga ko ba ngeen célébrer ko foofu. waaw ñu célébrer ko fii avec des femmes africaines ak ay femmes d'outre-mer ñuy sol suñu tenue traditionnelle pour wane aussi voilà ñun suñuy tenue en tant que sénégalais et fier d'être africaine ñu nekk ci marche palais des festivals ak suñuy tama def affaire def ko genre takusaan après-midi nekk palais des festivals tenue traditionnelle yeeg yëpp waaw en tenue traditionnelle xam nga normalement war nga yore quelques photos je pense. moom la ñuy def nii à la fin moom la ñuy wane nii après nag ñu def benn marche croisette bi yëpp. ñu def ko en marche. dox toute la croisette en tenue traditionnelle. En même temps yore suñuy flyer di expliquer. promotion bi. promotion journée de la femme bi di ko promouvoir. parce que il faut que nit ñi xam que journée boobu existe na nit ñi li ñu gën a xam mooy 8 mars. mais 31 juillet xamuñu ko. ñu bëri xamuñu ko. dëgg la et yow yaa ngi koy faire connaître à travers li nga xam ne moom ngay def muy journée bi mu nekk lu am solo ndax nit bu liggéey teg ko fi yow nga jël loo xamante ne c'est méconnu nga jël ko di ko fësal ci àdduna bi ñun ni tamit dañuy sawar pour waxtaanee ko Aïda xam naa ne li ngay def yëpp ak li ngay yëngatu ak njàmbaar gi nga doon lépp mënuñu koo tënk ci benn émission c'était une première macha allah doomu Sénégal wax naa leen ko ñi ngi fépp di sagal Sénégal nekk seen ruq di liggéey bu rëy te boolewuñu dara ak wax moo tax nag ñu ciy andi di leen andil ay profil yoo xam ne c'est intéressant bis bu set ñu andil leen kenn wan leen ko c'était à l'image de Aïda mi nga xam ne tey jii képp kuy sénégalais fier nga ci moom ndax boo ko gisee muy mener combat en dehors de son pays mu nekk beneen réew taxaw fa samp wane njàmbaarteem loolu la ñu xamee ñi nga xam ne ñoom ñooy Sénégal kon kontaan noonu nañ ngir waxtaan ak yow bien que mënuñoo tënk lépp ci benn émission dina amaat en tout cas ñun TFM télévision Futurs Médias ubbil nañ la bunt yi donc ma bàyyi la nga wax sa dernier mot à l'endroit de tous ces Sénégalais qui sont en train de te suivre di la xool et je rappelle que ñu ngi également en live sur li nga xam ne moom moo di Facebook. man à l'endroit man vraiment damay gëstu ci jigéen ñi. nga xam ne ñu ngi yëngu fii parce que jigéen yu bëri. nañ ko wax rek te de jigéen yu bëri dañuy am complexe. dañuy am complexe bu ñu nekkee milieu tubaab bi. wala yenn milieu yi. dañuy am complexe pour dugg foofu. te war nañ fa mën a dugg. jàng dañu mën nañ wax mën nañ exprimer wu. il faut pas qu'on se mette des freins
il faut que ñuy oser di oser di mën a def yenn yi di wane par exemple suñu affaire u cosaan comme ñun niñ ko defee palais de festival nga xam ne c'est strass et paillettes ñu jëw sol suñuy mbubb takk suñuy musóor dem si suuf si toog foofu farankulaay ay suñu leket ak suñuy tama wane ne que ñun tam am parce que ñi nga xam ne xamuñu dañ lay poser des fois man poser nañ ma un jour question est-ce que vous marchez avec les lions et les singes man dama xool nit ki ma ne man kii lan laa ko war a tontu après ma ne du ma ko wax dara parce que daa xam ñàkk a xam la moo tax parce que ba léegi am na ñoo xam ne esprit boobu la ñu yore ay Afrique nit ñi dañoo nekk ci àll yeeg dañuy yéeg ci yéeg dañuy def yeneen exactement te man loolu dafa ma metti kenn loolu kay c'est choquant loolu kay dafa doy waar dafa ma metti voilà en 2020 ngi xalaat ne Afrique am na ñu nekk ñàkk a xam c'est ça en tout cas kontaanoon nañ xam naa beneen yoon rek ñu bàyyi la nga wax sa dernier mot dernier mot moom vraiment li ma bëgg mooy comme yàlla def na tey Kebs émission bu mel nii émission bi ngay def nii di wane sénégalais diaspora yi li ñuy liggéey ñun soxla nañ ko dëgg la parce que soxla nañ ko pour wane suñu dëkk yi lii nekk foofu et j'espère que vraiment si prochaine édition yi dinañ mën a organiser de manière à ce que ñu mën a def benn genre reportage pour wane parce que ñun tam loolu suñu fierté la dëgg la voilà incha allah en tout cas kontaan nañ pour amoon la fii jërëjëf ñu ngi lay remercier bu baax je rappelle que Aïda Diop la depuis Cannes gis ngeen li nga xam ne def na ko moom moo taxoon ñu andi li nga xam ne moom moo di profilam rek pour wan leen jàmbaarteem bokk na casquette yu bëri yoo xam ne waxuñu ko sax ndax wane nañu domaine de la santé bi muy évoluer li nga xam ne moom la fa wane waaye gis ngeen ko tamit biir festival de Cannes nekk na daal koo xam ne respecté nañ ko et c'est une personnalité fi nga xam ne foofu la nekk à Cannes donc ñu bëggoon leen ko wan leen tuuti ci li nga xam ne moom lay liggéey xam naa ci yeneen éditions yi dinañ ci ñëwaat Samba lan nga mën a wax suñu sœur bii nga xam ne mi ngi foofu le nekk jàmbaar. bon Aïda di ko féliciter di ko encourager. jigéen la te yombul. si jigéen. xam nga fi ñu gisee doomu sénégalais yi yu mel nii nekk à l'étranger di ko ñafe. ba fësal seen bopp ba dem ba am fa. image bu rafet. c'est à féliciter et à encourager. waaw di ko ñaanal yàlla gën a yokk kattan bi. gën a yokk mën-mën bi. ba mu terminé ak sagoom. ak sagoom mu eggalee sagoom muy wane rek ne àdduna noonu la fu jafe-jafe amee wala ay problème am ci diaspora bi tam am na ñoo xam ne ñoom ñi ngi réussir seen intégration ba romb sax li nga xam ne moom lañ doon njort mais dafa am message bu am solo boo xam ne wax na ko bu ñu demee ci dëkku tubaab yi rek bu kenn complexé bu kenn dem ci ginnaaw ndax kenn gënuñoo valeureux kenn gënuñoo amam njàng kenn gënuñoo xam nu ñuy def ba ut xam-xam ndax sénégalais fu mu dem day intégré mais des fois da ngay gis milieu tubaab yi ñuy xaw a réticent tuuti comme ni mu ko waxee da ngay oser parce que am nañu lépp sénégalais dafa nekk koo xam ne yàlla da koo may macha allah mu intelligent mën a intégré wu fu mu dem bokk kon bu ñu hésité ti bu ñu hésité non c'est que sénégalais yàlla daf ko may benn comme li nga ko waxee benn capacité d'intelligence bi nga xamante ni bu demee ci beneen réew rek day bokk teg ci du différent ak yeneen nationalité yi parfois loolay waral ay yenn crise de jalousie de racisme looloo koy waral parce que da ngay gis ni tubaab bi lu muy def yow sénégalais bi da nga koy def wala boo ko dàqut sax la ñuy wax waaw di wax suñu gars yi bu ñu nekkee à l'étranger rek bu ñu bañ a complexé bu ñu ragal parce que ay sénégalais lañ fii lañ juddoo fii lañ yaroo te fii am na lu fi te dara jommu leen fu ne mun nañ faa taxaw nit moom tànk mi ngi dund rek ànd ak faculté am yëpp lu mu yootu rek ba teg ci baaraamam bu ko dëggalee suñu borom mun na ko cee jàppale te loolu nekk na loo xam lu am solo la booy xool profil yi di rechercher di xool boo gisee doomu Sénégal yi li ñu nekk di def ci àdduna bi yow da ngay am fierté ndax nag dañ leen reconnaître fépp ci àdduna bi ba nga xamante ne fii souvent duñ leen xam moom moo waral ñu jël initiative bi fan yi ñu jël ki nga xam ne moo nekk en ligne je rappelle que Xaban mi ngi lay gërëm bu baax di la nuyu moom itam di koo xam ne jàmbaar la mi ngi defe naa ñëw na Sénégal ñibbisi na moom itam yéen a bokkoon vol allo ñu jël ki nekk en ligne allo salaamaaleykum maaleykum salaam ok man la Youssoufa Ndiaye Cap Vert ba Bista waaw Youssoufa ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm di nuyu waa Boa Vista yëpp yow dañ lay bàyyi ak Samba Youssou waaw Samba naka mu maa ngi gis sa message yi sànq léegi nii
waaw dëgg la kontaan nañ bu baax a baax. waaw ñoo ko bokk da ngeen ñaanal Kebs yàlla yokk kattan bi ak mën-mën bi lépp moom la. waaw chaque fois que ñu ngi koy seetaan toujours quoi franchement émission bi am na solo. am na solo mais daal en tout cas moom waxal na leen daal. oh c'est dommage. liaison bi dagg vieux bu amee ñeneen ñu bëgg a dugg rek ñu dugg participer parce que émission bi seen émission la en attendant vieux yenn vidéo yi di pare ci li nga xam ne moom moo amoon foofu Colorado boo amee beneen boo xam ne pare na rek ñu dugal ko ñoom mi ngi dugg di wax xam naa tamit nee na kontaan nañu seen xol sedd na numéro yi di affiché au bas de votre écran ku ci bëgg a participer rek mun nga dugg 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 nga mën a participer ci émission spéciale diaspora bi nga xamante ne sujet yi nga xam ne yëpp dafa concerner les Sénégalais de l'extérieur moom lañ fiy waxtaanee est-ce que mun ngaa ñëw ci ñi nga xam ne ñoo fa des fi mu nekk ni yaay seen messager gis naa ñu ngi lay yónnee message waaw kii lan la jafe-jafe yi lan la bon jafe-jafe yi foofu noonu Maman Kebs dafa bëri déjà yow comme ni ma ko waxee woon la dernière fois ba may def à travers le Skype c'est que Cap-Vert dafa nekk dëkk boo xamante ni vie bi dafa cher trop comme ni ma koy waxee di ko souligner dama du ma arrêté tamit di ko souligner déjà location yi dafa cher foofu noonu niveau de vie bi cher ba gën a cher Ndakaaru gi ba gën a cher Ndakaaru bi Maman Kebs 10 euros foofu da ngay gis 10 euros da nga ci boo ci ndekkee añ ci mu jeex sakkan na kat 10 euros mooy ñaata junni la 10 euros 6500 Maman Kebs 6500 fii da nga koy joxe dépense dëgg la ay nit ñu bëri lekk ci donc vie bi dafa cher niveau de vie bi dafa cher teg ci dañoo bokk ci ñu état bi war a dimbali maanaam sénégalais yi liggéey ci tourisme pas juste Cap-Vert bu ñu ñëwee Covid bi secteur bu mu gën a laal muy tourisme état yi depuis mars nga toog sa kër liggéeyoo am na sénégalais yoo xam dañuy jaay ci géej gi ay wallaay dem été amatul tubaab amatul amul tubaab buy ñëw te ñooñu dañoo nekk ay jigéen ñu jàmbaar ku ci mel ni benn soxna damay dinaa tudd turam parce que dafa bokk ci ñu doon jàppale ay sénégalais foofu au niveau de Bovisa bi soxna Aïcha Dieng jëkkëru Labba ale Labba Sow ci Covid bi Maman Kebs dafa doon togg di jox ay sénégalais yi solidarité bu am solo la ñu jël sax kii wootee Boa Vista te bu duggoon léegi mu rëccoon dellu si waat na allo non dafa yàgg ci ligne bi allo Kebs waaw ñi ngi lay déglu gaaw balaa muy daggaat maa ngi jégalu parce que sama kii bi ligne bi moo dagg quoi dëgg la léegi foofu nan ngeen fa nekkee fi mu nekk nii actuellement ban situation moom moo fa am ci sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk foofu alhamdulilah parce que lépp daanaka samba nu mu la ko waxee rek noonu la demee quoi lépp dal na quoi xanaa kay li hôtel ubbi liggéey comme ni ñuy liggéey hôtel quoi hôtel ubbi wuñu xanaa rek mooy problème sinon lépp alhamdulilah rabbil alamin macha allah yéen de macha allah waay wàll leen ñu waay macha allah ñu bàyyi la nga wax ak Samba gaaw alors naa dem baax maa ngi lay bu baax a baax kontaan naa bu baax a baax jërëjëf Youssou jërëjëf waay Kebs nuyul ma Samba bu baax a baax dégg nga jërëjëf merci beaucoup jërëjëf def neen ni moom dugg woote waxtaan ak Samba wala ngeen andi ay sujet entre autres yoo xam ne rek saa dafay jokkoog li nga xam ne moom moo di sénégalais yi nekk bitim réew xam ngeen ne nag situation bi ni mu demee moom moo tax ñu toog waxtaan rek lañ mën a def ndax àdduna bi moo ni tëddee ndax nag dafa am lu dugg lu rax lu ñëw loo xamante ne moom moo di corona kenn mënatul def leen nit ñi dañuy toog kenn ku ne fam la fekk fa ngay toog déplacement boo ko bëggee day jafe day compliqué mais avec lu mu munti doon nag fexe nañ ñu ba ñenn ñi di dem ak di ñëw mais circulation des biens et des personnes moom du mën a yombee noonu ci 2020 bi ndax mbas mi moom moo ko waral yaa ngi nekkoon ci point boo xamante ne bu ama am solo la yaa ngi doon expliquer ñi nga xamante ne liggéeyuñu toog lu mat ay quelques mois ñu leen di génne seen kër ak yu demee noonu 5 mois waaw voilà loolu nga doon expliquer après ñu dem ci beneen point waaw boo xoolee depuis mois de mars ba léegi 5 mois daanaka di waaj a dugg ci 6e mois bi liggéeyoo nekk à l'étranger di fay location di fay facture courant di fay facture ndox di fay gaz di yóbbante am na ñoo xamante ni ay père de famille lañ ay ñoo xamante ay soutien de famille di yóbbante sa Sénégal te liggéeyoo day métti Maman Kebs boo xoolee affaire bi dafa impacté waa secteur tourisme tourisme moom dañ ko yëg bu baax muy fii même fii sax allo doguma la Samba ñu jël ki nekk en ligne après ñu jëlaat allo allo maaleykum salaam soxna si na nga def noo tudd ak foo ñu woowee tur bi de dama koy leb mbaa di ñu ko fay waaw dinaa leen ko fay fooy wootee
maa ngi wootee New York. New York waaye yow rek la ñuy déglu. waaw dafa am benn participation bu ma bëggoon def concernant Covid bi. ayca. waaw parce que dafa am benn information bu nga xam ne bii dama ko jot. ma ne c'est mon devoir de le partager mosuma woote ci rajo. mosuma intervenir ci benn émission. dëgg la. mais dama ne sama devoir la pour ma wax ko sinon daf may def cas de conscience. d'accord. parce que dama gis explosion cas Covid yi actuellement nii. te man depuis bi Covid bi commencé ba léegi. cas Sénégal daf ma ñor tous les jours que je fais bu ma yeewoo maa ngi ci TFM di déglu. cas yi. d'accord dëgg la. alors nag mu am lenn lu nga xam ne dama ko dégg semaine dernière. parce que sama doom laa àndal ñu def ak ay courses fii à New York. mu am benn xaritam bu ko woo bu nga xam ne bii dafa jógee Sénégal la veille c'est-à-dire mardi dernier. après nag xam naa soriwul woon léegi mu ñëw fekk si ñu. ma nuyonteeg moom ba pare bi ma nuyonteeg moom ba pare nag ma laaj ko affaire kii comment dirais-je test yi. mu laata ñëw. moom tam mu ne ma que ma ne ko ndax defal nañ la test mu ne ma waaw tata def naa test. waaye bi ma waree def test nee na bi mu ñëwee waa ji nga xam ne bii moo ko war a defal test bi. agent bi nga xam ne moom moo ko war a defal prélèvement. daf ko wax lu doy waar daf ko ne booy tey maa jox 40 000 francs ma def ko sama poche te nga dem sa yoon. alors loolu nag daf ma choqué. parce que je me dis que loolu vraiment nekk na lu doy waar lu nga xamee ni nii donc ça veut dire que agent bon j'en appelle au personnel de santé. Et aux autorités sanitaires je veux dire. parce que je me dis que loolu c'est de l'inconscience notoire. ça veut dire que ñi nga xam ne ministère de la santé dafa leen jël teg leen fa pour que ñu defal lu ñuy test. ñoom xëy na ñu ngi def lu nga xam ne ni naka su dul loolu kon tey jii nii man je me dis que ceci explique cela. bu ma gisee explosion cas communautaire ay genre yu demee noonu. quand même loolu je me dis que question de vie et de mort loolu kenn waru ko sax xalaat di ko ba di ko. déedéet. alors loolu passé mu waxaat ma leneen nee na fi ñu taxaw noonu. benn pas moom dem nañu defal ko test bi parce que il paraît que dinañ koy defal une semaine à l'avance xam nga comment ça se passe exactement. toujours est-il que daal nee na que defal nañ pas bi test bi. jox nañ ko enveloppe mu ñëw moom nee na jàngul donc ubbi na enveloppe bi xamul sax lu ci ne bi ñu ñëwee ñu ubbi ko. gis ne que pas bi moom tam dafa positif. alors foofu aussi je trouve ça inadmissible. parce que fañ ko defalee test bu ñu gisee ne que cette personne là est positive waruñu ko jël sax di ko muy bouger di dem ba di ko jox ba muy ñëw aéroport kooku ça veut dire que fépp fu mu jaar bàyyi na fa trace yooyu donc pour moi je me dis que ceci explique cela. léegi bu dee ne cas communautaire yi pour man dafa bëri ku moytuwul nii la demee. après dégg naa part bi daal di nekk waa doom man de sentiruma daal te ngeen maa bàyyi ma dem. si est-ce que moom tamit neex parce que xale bu suivre lu ko yaakaar naa parce que man bu doon ne ko mel ni man la dinaa taxaw ba xam pas bu naka lay mujjee. mais donc est-ce que tamit bàyyiwuñu ko moom tamit mu jël avion mu dem donc ça veut dire que moom tamit jour bañ ko waxee ne que buñ ko joxee enveloppe mu ñëw balaa ñu xam ne que dafa positif à l'aéroport fa mu jaar oto ba mu dugg. ba mu ñëwee aéroport fa muy enregistré. policiers yi muy jox comment dire. waaw loolu kay yoon bi yëpp. jaar ak chariot yëpp bàyyi na fa virus bi. inadmissible. moo tax ma ne. mënuma ko bañ a partager ak les Sénégalais. dëgg la parce que pour man c'est choquant. waaw léegi donc même sama jëkkër dama ko ne damay woote wax lii ci rajo parce que mosuma woote ci rajo mais pour man bu ma ko wootee cas de conscience la may def. dëgg la c'est bien citoyen nga noonu la. mënuma ko denc. dëgg la donc pour man nag boo gisee kon cas yi xëy na di demee nii kon ça veut dire que ay yu mel nii moo tax léegi nag j'en appelle aux autorités sanitaires ne que ñooñu jël ñu teg leen fa nga xam ne fi fan la war la ñu war a saytoo nit ñi. ñu ngay def di n'importe quoi. dëgg la ça c'est sérieux c'est une question de vie ou de mort. dëgg la donc lii mënu ma ko woon a denc. garder dëgg la ko ma woote ma wax ko c'est pour la première fois de ma vie. ngay woote wax ñu ngi lay remercier. je suis complètement. dëgg la vraiment je me dis que c'est quelque chose d'anormal. dëgg la loolu rek vraiment laa bëggoon mooy sama participation ngeen bayal ma ndax xëy na. déedéet ñu ngi lay remercier bu baax. dëgg la woon na bañ a wax lii moom munoo ko woon garder dafa am yoo xam ne boo ko amee sa bopp il faut que nga génne ko
ànd ak lu mu ci munti doon nag lii rek lay jëriñ. xam nga télévision moom relais la rek dañuy relayer information bi. ndaw si li mu wax ñor na ko lool léegi nag comme ni mu koy waxee j'en appelle aux autorités nañu jéem a saytu loolu te xool ko ba xam fan la jëm ndax Afrique moom ku ne yàgg na koo xam ak corruption baaxul fenn, day freiner li nga xam ne mooy développement durable. Si c'est avéré que li ñuy wax dëgg la loolu yëpp parce que benn version la nañu dem ñu enquête ko saytu xool parce que nag question de vie ou de mort moom romb na lu mat lu raw defe naa ay 40 000 francs wu test ak itam enveloppe boobu loolu duñ ci mën a sori ndax xam nañ ne autorités yi ñu dénk li nga xam ne moo jëm ci wàllu santé lu ñu ci dégg dinañ jël seen ay responsabilité régler ko ba mu mat ndax après ci population bi lay dalaat te ñoom génnuñu benn yoon population bi. ñu ngi lay remercier ci lanterne bi nga xam ne éclairé nga ko xale bi li mu nettal parce que man je me dis que lii du combat boo xam ne combat wu état la wala combat wu ministère de la santé du ay combat yu éparpillé il faut une symbiose nii mu def nii citoyenne la gis na dara mënu ko garder ci conscience am partagé na ko léegi nag li des mooy nañu bàyyi autorités yi ñu jéem a gëstu ñoom itam ndànk-ndànk saytu bu fekkee ne loolu am nañu rompre ko dès à présent parce que loolu moom sampul kër te fi mu jëm baaxul. ñu jël laataa ñuy eggali Samba ki nga xam ne moom moo di Pape Dia moom lañ leen doon wax léegi moom moo ñu nekkal foofule ca fi nga xam ne moom moo di Denver Colorado fa la li nga xam ne moo naqari Sénégal yëpp amee fan yi te itam nag lépp loo xam ne mooy évolution bi rek moom daf ko doon topp yónnee nañu image yu baree bari ngir nag moom il est au cœur de li nga xam ne moom moo di information bi te moo fa nekk te ñun nekkuñu fa donc ñu bàyyi ko rek Pape Dia ñu ngi lay nuyu. képp maa ngi di itam mbokk sénégalais ak auditeurs yi si émission diaspora jërëjëf. waa ñu ngi lay bàyyi nga ñëw ak ñun ci li nga xam ne moom moo di mbir mi d'abord yan évolution moom moo ci am ci li nga xam ne moom moo di doomu Sénégal yooyu génn àdduna ñëpp di ko jooy ba tey jii nii fan lañ ci toll gis nañ ne joxe nañu police su foofule joxe na 14 000 dollars récompense pour képp koo xam ne am na information bu ci jëm ndax itam ce n'est pas loo xam ne lu naturel la mais lu c'est criminel quoi ak incendie bi. waaw Kebs jërëjëf ma bëggoon tàmbali rek leeral. peut-être wax ni tuuti rek man maay kan ak ban liggéey laay def ak lan moo ma boole ci mbir mi ndax lépp lu ma ci dox wala ma koy wax dafa fekk ñu doxloo ma ko wala ñu waxloo ma ko donc man maa ngi tudd Papa Dia nekk fii Denver Colorado lu toll ci 20 fukki at ak juróom-ñaar di yëngu ci benn organisation bu ñuy wax African Leadership Group. bu yëg loo xam ne day faciliter l'intégration professionnelle des immigrés africains. donc tàmbalee di jaale rek Sénégal ak bépp doomu sénégalais li nga xam ne moo dal suñu kaw. muy dëj bu metti donc di ko jaale sénégalais yi. di wax rek man maay porte-parole famille bi fii ci Denver Colorado. dëgg la donc li koy lijjanti di ko waxtaanee avec les autorités ak détectives yi. comme ni ngeen ko gisee ci image yi ak ni ngeen ko gisee ci internet bi noonu la mbir mi tëddee. waaw léegi fi ñu ci toll nag mooy Denver police mooy police Denver ñi ngi def seen investigation. waaye nag amaguñu dara lu leen leer ni diw moo ko def. waaye mën na fekk ni nag bu ñu nekkee ci investigation ñu am ay piste. duñ la wax lépp luñ ci xam. ndax dañuy sàmm investigation bi. c'est normal. waaw ñu ngi ciy liggéey autorité ville bi ñu ngi ciy liggéey. le consul général El Hadj Amadou Ndaw ñëw na ba Denver. gisanteeg maire ville bi. ñi ngi programmé pour gisanteeg le gouverneur suba incha allah. jëpp pour wax autorités yi nekk fii ci Colorado ne leen autorités yi nekk Sénégal ñi ngi koy topp. te ñi ngi koy te dañoo bëgg topp mbir mi ba mu sës Kebs. dëgg la. mais li leeragul mooy comme ni nga ko waxee rek du ñu bëgg a révéler information yëpp waaye leer lu ñu lan ñan ñoo ko def ba léegi xamuñu ko joxe nañu benn montant boo xam ne nee nañ ku ci am information nga joxe ko waaye leer nañu ne du loo xam ne c'est criminel dañ ko taal. waaw non li nga xam ne jot nañ ko établir comme des faits mooy c'est criminel acte bu criminel la nit moo ko def loolu moom kenn laam-laamewu ko. li ñu xamagul nag mooy motif bi lan moo tax ñu def ko. ak ñan la waaw ak ñan la mais kër goo xam ne dañoo ñëw am lu ñu fa sotti taal ko et puis am nañ ci ay image ñu gis ay nit ñu ñëw couvrir seen kanam sol yenn yëre yi ba kenn du leen xàmmee. nekk ci léegi donc
le fait que c'est un acte criminel c'est déjà établi. Bon maintenant leneen li ñi nga xam ne ñi ngi koy seet di ko waxtaanee te dama bëgg itam loolu même buñ koy yëkkati ñu ànd ceeg dal ak tey. mooy li américain bi wax hate crime. maanaam est-ce que dañoo topp ñii pour teg leen natt bi ndax lu ñu nekk ay nit ñu ñuul. wala lu ñu nekk ay jullit. loolu yoon la itam boo xam ni ñi ngi koy topp. waaye amaguñu ci benn preuve bu leer la boo xam ni loolu la. ni fan yi comme ni ko ñëpp seetaane Amérique ci boppam ñi ngi jànkonteeg ay mbir yu mel noonu yu bëri. xam ne gis nañ fi li dal ci kaw George Floyd donc dëkk bi am na daal ay jafe-jafe ci loolu waaye loolu itam ñi ngi koy topp di ko saytu di ko vérifier. pour xool itam lan moo ci nekk. dëgg la est-ce que mun nga ñu wax am na ñoo xam ne ki nga xam ne dafa tëboon ñaata nit la ñu woon ñi nga xam ne ñoom ñoo ci génn àdduna waaye ki nga xamante ne tam moom survivre na. waaw ki nga xam ne moom kër gi ñu koy wax Demba Ka itam di ko wax Ousmane Sow moom soxnaam ak seen benn doom bu am fukki at ak benn. ñoom dañoo tëb. waaw am nañu nag ay gaañu ki ñuy wax Demba Ka moom tànk bi dafa damm. dem na hôpital ñu plâtre ko waaye génn na waaye soxnaam moom dafa def opération ci ndigg li. moom ba léegi mi ngi hôpital donc buñ ko fàtte ci ay ñaan. ak seen benn doom bu am fukki at ak benn. génn na. donc ñoom yàlla def na sutura ba mucc nañ waaye ki nga xam ne mooy jibi ak jabaram ak doomam ak sëram ak doomu sëram. ñoom ñoo jot a ñàkk seen bakkan ci jéye bi. moom lan la doon liggéey jibi lan moo doon liggéeyam. waaw jibi c'était un Sénégalais exemplaire fii ci Amérique. ñëw na fii jànge na lycée Limamoulaye Sénégal ñëw fii vraiment mu nekk un jeune exemple pour la communauté sénégalaise dem def collège université gradué am diplôme ingénierie. donc bi mu amee diplôme ingénierie fii dañoo am benn projet bu mag a mag mooy projet de construction d'autoroute. boo xam ne ñu ngi koy defaraat donc mu bokk ci ñi koy liggéey foofu di liggéey ci benn entreprise bu mag a mag. di defar autoroute yi donc moom c'était un ingénieur. doon liggéey ci projet yu gën a mag fii ci Amérique muy projet autoroute dans l'état de Colorado. Pape mu mel ne autorité sénégalaise yi nag fi mu nekk nii parce que li ñuy rey ci doomu Sénégal ci àdduna bi bëri na waaye mu mel ne am na loo xam ne wax nañ ko ndax El Hadj Ndaw comme ni nga ko waxee déplacé wu na jóge ba New York ñëw ci yabal goo xam ne yabal nañ ko fa waaye mu mel ne bii yoon li nga xam ne moom la policier yi wax dalal na xel ba nga xam ne lii moom dinañ ko élucider incha allah. waaw dalal na xel waaye itam il faut ñu topp ko xam nga waaw te loolu dama ci attirer attention wu moo tax sa émission am importance parce que émission des Sénégalais qui sont dans la diaspora la donc ñun ñëpp dañ leen di woo ñu accompagner ci xeex bi te pour mën a wax rek naka la ñu nit mën a dimbalee ci lii ñuy def dimbal bi du xaalis rek lañ bëgg nit ñi joxe ndax képp fu sénégalais nekk xam nañ ñu sénégalais xarañee ak ni ñu amee xam-xam donc bu fekkee ni yow avocat nga wala nga xam avocat donc wala nga mës a jànkonteeg mbir yu mel nii donc ñu soxla sa xel ak sa xam donc lépp loo xam ne nit am na ko ci xel wala loo xam ne war nañ ko xool war nañ ko topp ndax kenn xamul lépp donc loolu boo ñu woowee wala nga yónnee ñu message dinañ ko bàyyi xel te dinañu amal njëriñ ndax fii ci Amérique mbiru avocat dafa laaj xaalis. te lu mën na dal ci sa kaw boo deful ndànk rek nit dina ñëw profité ci def ko business am wala def ko leneen loo xam ne njëriñam lay nekk du nekk njëriñu famille. association yi. waaw donc dañ ciy woo sénégalais yi nekk ci diaspora bi yëpp xeebuñu ci kenn képp ku ci am xalaat ak xam-xam ñu ngi lay sàkku pour nga am loolu ci wax wala loolu ci digal te incha allah dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax. mu mel ne sénégalais yi nekk foofu tamit association yeeg yooyu ndax ban taxawaay lañ ci am yow moom gis nañ taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci yaa ngi doon wax léegi sa structure bi nga xam ne am nga ko ban taxawaay lañ ci am fi mu nekk nii. waaw communauté sénégalaise bi fii nag c'est une communauté très soudée. ndax lu mel nii bu dalee ci kaw sénégalais yi benn sénégalais ci ñun ñëpp la dal donc ñëpp taxaw nañu. ñi ko xamoon ak ñi ko xamul woon. mais itam boo gisee image yi di nga gis tubaab yi ci nekk. ndax mbir mi ba mu amee fa mu amee tubaab dëkkandoo ya nekk foofu ñoom ñoo ñëw defaral ñu ay tente. indil ñu ay ndox di ñu indil café ñu naan. dëkkandoo yi tijji seen kër yi pour nit ñi di fa dugg di fa julli. donc la communauté noire américaine ñëw nañ jàpp ci ba léegi ñu ngi ciy jàpp. les espagnols ñu ngi ciy jàpp
donc lii loo xam ni li ma naan mbugal dina am waaye itam lépp loo am dina xam loo xam di nga ci gis loo xam ni dina tax nit ñi gën a booloo gën a ànd donc communauté sénégalaise bi jàpp nañ ci communauté africaine bi jàpp nañ ci communauté Colorado bu large bi itam ñëpp jàpp nañ ci te ñi ngi continuer di ci jàpp. léegi li nga xam ne moom moo di macha allah koor beeg yooyu kañ la war a ñëw ndax mettre nañ ko à disposition de autorités sénégalaises pour ñu mun koo andi ak kañ lay ñëw. waaw pas encore parce que loolu ñu ngi ciy liggéey ba léegi. enquête bee donc waaw jàpp nañ ñu fii ak mercredi. ginnaaw suba wala au plus tard jeudi. ndax Papa Djibi mi ngi fii Colorado te loolu lay xaar. donc ñu ngi ci seen liggéey ak seen investigation ndax il faut ñu bàyyi leen ñoom it li ñu war a liggéey ak li ñu war a dajale ci ay laaj ñu def ko ba pare. donc ñu ngi xaarandi mais xam naa ni semaine bi incha allah am na yaakaar dinañ ci jot. te ñu ngi ci liggéey consul général El Hadj Ndaw. dëgg la Pape ñu ngi lay remercier bu baax image yi ñu jox yëpp dinañ ko exploiter gis nañu taxawaay bi nga xam ne am nga ko ak itam consul général mu di El Hadj Ndiaw ak ni nga xam ne noonu ngeen taxawee ñi ngi lay remercier bu baax di la wax rek nga wax sa dernier mot ci ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan mbir mi nekk mbir mu métti nekk mbir mu naqari ci Sénégal yëpp ñu koy médiatiser fu ne waaye ñun ànd ak lu mu ci munti doon dañu ne dañ koy jël ak des pincettes parce que déjà mi ngi nekk enquête en cours waaye itam source bu fiable bi nga xam ne moom la ñuy am moom mooy yow ndax itam yu mel nii bu amee tamit sensationnel beeg bind bi dañuy xool nan la ñu koy defee moo tax yow daal yow yaay suñu bët foofu ak suñuy nopp ñu ngi lay remercier bu baax di la bàyyi nga wax sa dernier mot. waaw jërëjëf Kebs donc peut-être li may wax comme dernier mot rek comme ni nga ko waxee ci njëlbeen bi Sénégalais yi ñuy boom wala ñuy am tolof ci diaspora bi bëri na. torop donc peut-être li may ñaan rek mooy ñu bañ a xaar ba yu mel ni dal suñu kaw ñuy lijjanti fu ñuy jaar. nañ xool a priori yi moo tax fa ñu nekk nañ fexe jéem a intégré ci dëkk bi nañ fexe jéem a làkk-làkk bi xam système judiciaire bi ni muy doxee. xam yan nit lañ war a mën a àndal ndax lu mel ni bu dalee suñu kaw ku ñu xam fan la ñuy jaar donc j'appelle à tous les Sénégalais qui sont dans la diaspora foo mënti nekk. fexeel góorgóorlu ci intégré wu fa nga nekk. fexeel góorgóorlu ci xam ci système judiciaire yi ak lan fan la ñuy jaar. ndax nit ku nekk fa ngay tëdd di fa yeewoo. tolof mën na la fa dal. waaw di lancer un appel nag à toute la population sénégalaise. li dal kaw metti na. te malheureusement c'est pas la première fois dans l'état de Colorado en 1998 am na beneen sénégalais buñ fi rayoon mi ngi tudd Omar Dia te kaka rey daf ko fekk muy toog di xaar bus mu dóor ko balu pistolet ndax nit ku ñuul la donc lii du fi gulee ci ko te am nañ ci jàpp te kooku ko reyee ba léegi kenn xamul kan moo ko rey ki ngay wax 1900 bi nga wax léegi. kooku jotoon nañ ko jàpp. jotoon nañ ko jàpp ba tëj ko mais. dama naan benn bakkan ëpp na. estimat ñu wax benn ñaar ba ñett. donc ak condition lii amee donc ñu ngi woo daal képp kuy sénégalais dans la diaspora. xeebuñu kenn nga ñëw indi sa contribution ci xam-xam ci xalaat ak ci di ñu yedd ak fan la ñu war a teg suñu tànk donc képp maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm itam population sénégalaise bi yëpp ñuy seetaan ak ñi nekk ci diaspora. jërëjëf Papa Dia dinañu amalaat yeneen jotaay yoo xamante ne mbir mi fu muy évoluer fu mu toll dinañ leen andi lépp ci télévision Futur Média ci seen émission diaspora ñu ngi koy jaajëfal moom jàmbaar la moom itam gis nañ taxawaay bu mu am solidarité dafa baax ci li nga xam ne moom moo di doomu Sénégal yu nekk bitim réew ndax nag tumuranke dafa gaaw Samba ma bàyyi la nga réagir ci li ñu desee ci waxtu nag bariwut. waaw tumuranke dafa gaaw. juste lu ma ci rafetlu mooy li mu wax au niveau de ces dëkkandoo yi. waaw parce que c'est très important. boo nekkee ci ay jafe-jafe ñooy say premier secours. boo dégloo ci ay kàddoom nee nañ gars yi génne nañ seen tentes yi génne nañ seen kër yi pour. ñi image yëpp yooyu dafa nekk gestes yu ñuy rafetlu. di ko apprécier parce que buñ ko gisee rek suñu xel day dal day jaar yoon daal. dëgg parce que la nit boo nekk ci ay jafe-jafe rek kii la jege moo la mën a wallu. moo la mën a wallu dëgg la. ñu bañ a prononcé wu torop teel a wax ay crime de haine comme ni mu ko waxee ñu bañ ci sori parce que xamaguñu lan la xamaguñu ñan la li leer ba leer rek mooy que leer na ne c'est un acte criminel waaye ba léegi élucidé guñ ko. teg nañu nag récompense bu toll ci $14,000 pour képp ko am information bu ci jëm gis nañ taxawaay bi nga xam ne moom la El Hadj Ndaw am ak itam autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci réew ma taxaw nañu wax
ne dinañ ci def seen kéemtulaay kàttan ba ñu résoudre ko lii la ñuy soxla am cëslaay bu jafe-jafe yu mel nii ak bu jafe-jafe amul sax yii dafa war a nekk ñuy prévoir teg ko nga xam ne kenn du ñemee laal doomu Sénégal te ñoom taxawaay boobu ci la ñu nekk xam naa dinañ ci ñëwaat ci yeneen ak yeneen di ñaan yàlla sunu borom yàlla yeesal yërmande ci ñoom bu ñëwee itam lépp lu ci am rek du dara du leen ci ump dinañ leen ko wax di mastawwaat une fois de plus famille bi ndax ñàkk benn nit rek dafa métti rawatina juróomi nit ñuy doomu Sénégal ñu koy naqarlu di ko condamné mu nekk loo xam ne lu métti la ak mboolem sénégalais boo xam ne boom nañ la à l'étranger mu nekk loo xamante ne ñu ngi saluer seen mémoire bu baax mu bari lool métti ñu ay nit yoo xam ne dañ fi jóge woon dem daani seen doole bakkan moom fu mu war a yem rek lay yem waaye dafa nekk loo xam ne dafa métti ndax bakkanu sénégalais bakkanu keneen benn bakkan yëpp a yem bépp la ñu war a fonk doomu réew mi bu ñu leen laalee dañoo war a jug taxaw muy autorité yi muy diplomatie bi ñi ngi taxaw sa waaye dolli leen ko ba kenn du ñemee laal sénégalais parce que des fois dañ leen di fekk fu ñuy liggéeyee wala ñu fekk leen fenn def leen loo xamante ne nii dafay métti kon nañ ci gën a taxaw neewuñu li ñuy def baaxul waaye nañu dolliwaat ngir sénégalais yi mën cee bénéficier ñu conserver suñu ay doom parce que nag dee dafa métti ma bàyyi la nag nga tàggatoo li ñu waroon waxtaani yëpp xaju fi waaye nag kontaanoon nañ ci ñëw ndax yow ba nga nekkee Boa Vista la ñu doon jokkoo ci Skype bi nga ñuy andil yu contribution yu am solo ba nga ñëwee tam nga daal di woote wax ni egsi nga ci jàmm loolu ñu kontaan ci di nuyuwaale suñu seex yi ñoo am PNG sama doom yooyu waaw di la remercier soxna Kebs di la wax émission bi macha allah sénégalais ñu ngi koy suivre au niveau de la diaspora. ay jàmbaar lañ lu mu guddi ñu ngi toog. ndax heure bi moom xam naa liñ ciy teg ñu julli fajar rek li ma sama xarit bi wax barki démb. dama yéen a yabaate. ñun ñu ngi nii France la nekk ñu ngi nii di waaj a julli fajar. dëgg ñoom gars yi duñu raté émission bi. duñu raté émission parce que émission bi ñun ñëpp dañ ciy gis seen suñ bopp. di ñaan kilifa gi ki fi nekk di Youssou Ndour ak Birane Bouba ñu jàppale la bu baax a baax te xam ni émission bi dafa am solo lool si les Sénégalais de la diaspora bon di nuyu tamit au passage suñ président bi Vieux Sidibé ku sonn la ci affaire yi parce que li ambassadeur bi waroon def li équipe bu ambassadeur bi waroon def ñun moom lañ toogoon doon ko def parce que aide Covid bi déjà dafa compliqué woon pour sénégalais yi inscrire ci plateforme yi ñun ñoo toog jël suñ temps jël suñ connexion di inscrire sénégalais yi ba ñu am benn nombre boo xamante ni moo supérieur si au niveau de Boa Vista di encourager toute son équipe parce que après ñu ngi fi nekkoon tamit doon dox ci social yi ci mel ni imam ak Ndiap ak toute l'équipe man mii ci laa bokkoon du ma mën a tudd tur yi parce que damay bañ juum di nuyu équipe bi ñi si nekkoon ñëpp doon ci jàpp doon pour sénégalais yëpp nekk ci conditions yu baax di encourager gars yi fa des di leen wax leen ni tamit muñ leen lépp dina baax xëy na affaire yi léegi mu changé ñu ñaan au niveau international tamit ñu jéem a gaaw trouver vaccin parce que vaccin rek moo arrangé feebar bi di ñaan yàlla mu jëlee ko fii te sàmm sénégalais fi nekk yëpp incha allah di ñaanal kilifa diine yi fi làqu foofu la ñu waroon njëkkee di ñaanal yàlla leen xaar leen àjjana dëgg la te taas ñu seen barke di wax Sénégal tamit ñu gën a respecté waat feebar bi parce que lu réel la feebar bu am la ñu jël ko au sérieux respecter mesures de barrière yi parce que déjà fii ba tey gars yi desu nañ koo gëm di encourage di nuyu tamit sama xarit yi lépp à travers ñoom la les jumeaux PNJ ñoo rafetal ñoo oyofal diggante bi di nuyu tamit ku si mel ni Amina jàpp na ci tamit moo facilité contact bi tamit di ko nuyu au passage di ko wax ne xam naa ne incha allah dinañ gisante dinañ déggante dëgg la di la remercier encore une fois de Kebs aussi gis nañ sa taxawaay ci diaspora bi nuyu ñi nekk ci ginnaaw. dëgg la di jàpp ci émission bi caméraman yi ñoom Vieux Diouf. ak ñoom Demba Ndaw ak ñëpp jërëjëf. ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. merci beaucoup Samba xam naa ne rek dinañ amalaat yeneen jotaay ñun kontaan noonu nañ ngir ñëw bi nga xam ne ñëw fii gis nañ yar bi gis nañ teggin bi te yàlla na yàlla jàppale la taxaw la ndax nag ñëwaat nga ci dëkk bi kon loolu lu ñuy bëgg ñi kañ ngay dellu.
bon bi aller kese la ñu jaay aller simple donc kon fi mu ne nii incertitude moo am fépp ci àdduna bi xamaguñ kañ la ñuy dellu en tout cas ñu ngi lay remercier di remercier bu baax yéen ñi nga xam ne yéen a toogoon waxtu wi di seetaan seen émission diaspora nii lañ leen koy defalee ci kàttanu yàlla ak mën-mënam ñu defal leen rek diaspora lépp loo xam ne bëggoon nañ ko def sax jotu cee xàcc waaye nag am na yaakaar ne émission bi neex na leen waaye am na yeneen i point yoo xam ne bëggoon nañ ko leeral xam naa ne lundi prochain incha allah bu ñu ko suñu borom mayee di remercier bu baax ki nga xam ne moo ma habillé Vieux Diouf damaa bëggoon nga bind numéro am defal ko écritel moo di Sidi Couture la tudd Sidi Couture Ngayde et frère Sidi donc maa ngi lay gërëm bu baax a baax ci tenue bi nga xam ne moom la ma ñawal téléphone am muy soit bu baax bi 77 la 633 26 24 77 633 26 24 ñaari robe la bu superposé àndandoog li nga xam ne mooy mbubb rek soit bi nag maa ngi gërëm bu baax ki nga xam ne moo ma ko may mu di rek Mata Sugu Fara Mata borom soit yu baax yi borom piis yu baax yi yaa ma ko mayoon bu yàgg mi ngi nii ñaw naa ko ngir bégal la Mata Sugu Fara maa ngi lay gërëm bu baax a baax waaye Sidi borom Sidi Couture ngay de moom moo ko ñaw téléphone am di 77 633 26 24 mi ngi nekk fi nga xam ne moo di Sicap Foire wetu hôtel Sum Sum kon Sidi merci beaucoup à toi yow ak ñi ngay àndal ñëpp di liggéey di remercier bu baax Awa Ndaw borom salon Latifa Awa Ndaw mi nga xamante ne nag téléphone am di 768 34 38 38 la wala 34 34 768 34 34 moom moo defati lii rek gis ngeen ko li nga xam ne mooy tour derrière carré bi neex ci tàngaay ba bëgg a dee doo ko yëg perruque la boo xamante ne Awa Ndaw moo ma ko jox donc merci beaucoup Awa Ndaw Vieux Diouf bàyyi ma da nga war a def écritel xam nga maa indi écritel ci Sénégal kon man damaa war a am écritel képp si ay habillé par maa ko fi njëkk a def kon bu ma laajee écritel rek bindal ma voilà Sidi Ngayde Couture nga naan fay ñu ma liñ may defal moo raw fay ndax dañ may habillé di ma defaral sama bopp. Awa Ndaw borom salon Latifa nekk foofule ca Bourguiba merci beaucoup à toi du ma jeexal nag te gërëmuma sama xarit bi nit ki moom nee nañu ragal péete day xañi wërsëg kon maam soxna loo sama waa ji maa féeti ci yow ba mu neex maa ngi la naan rek maa ngi lay gërëm bu baax ah Vieux Diouf mu ne boo ko tuddati maa koy tudd ba mu neex maam soxna loo borom Atlanta yaayu Buso Baali yaayu Jalika Chéri Fallou Touré maa ko tudd ba mu neex sama waa jooju nga xam ne kenn du moom ci man kon maa ngi koy nuyu di ko gërëm moom mi nga xam ne rek mooy doomu mbokkum ndeyum Binta ak ki nga xam ne rek moom moo di Mbène Lo kon nag mi ngi noonu ma leen remercier toute l'équipe bi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon pour émission bi de Vieux Diouf nekk ci réalisation bi Demba Ndaw également maa ngi koy gërëm ak kan ak itam Abdourahmane au son Abdourahmane moo nekkoon ci son bi fii ak kan waaw Pape Mor moom itam nga xamante ne rek mu ngi woon ci caméra yi di jàpp ci liggéey bi boobu ba léegi moom itam ak Vieux Diouf ak ñëpp rek ñu ngi leen di remercier ak ki ma maquillé wuñ ma kenn maquillé wu ma maa maquillé sama bopp Fifi ak Marème Gissé ñooñu samay rakk lañ yàlla na seen jàmm yàgg di leen dig daje lundi bii di ñëw incha allahu rabbi bu ko defee ñu defal leen yeneen i gëstu gën a xuus rek gën leen a woon Pape Jean également aw ma sa fay ak Aïssata maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen remercier c'est toute une équipe passez une très bonne fin de soirée en regardant les programmes de la télévision Futurs Médias jërëjëf waa diaspora bi